internet yi man Elisa seen animatrice préférée andi leen lu spécial fii ci Wode Media TV andi leen gan bu bees tàkk waaye du ko xamante ne dañ koy présenté fii ci Maroc muy Pape Sidi fas yéene ko laaj ay laaj yoo xamante ne dina ci andi ay leeral yu wóor Pape Sidi ñoo ngi lay nuyu bu baax. waaw asalaamaaleykum Elisa maa ngi lay charré di nuyu waa Wode Media TV yëpp et di nuyu sama waay staff di nuyu sama yaay di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Maroc di nuyu Bour Gueweul xam nga sama jigéen ñi Fatou Rose xam nga ñoom bëgguma ñoom ñëpp maa ngi leen di charré. Pape Sidi gis nañ ko mu ñëw fii ci Maroc daal di def loo xamante ne doy na waar yéeme na lool Pape Sidi daa am laaj goo xamante ne dama koy njëkkee ci yow Pape Sidi man xamoo woon tur Pape Sidi bi damay dégg ñu naan Sidi Wally jég say ma dégg Pape Sidi la mooy sa tur exact. waaw man sama tur Pape Sidi la Pape Sidi lañ may woowee. moom mooy sama vrai nom quoi. Pape Sidi léegi dañu lay bàyyi nga wax tuuti sa jaar-jaar Pape Sidi noo dundee Sénégal Pape Sidi lan ngay liggéey wala da ngay jàng wala ci loo nekk ak yow xamee nañ la ci wàllu musical mais balaa ñuy dugg ci wàllu musique boobu noonu dañ lay laaj ci yow lan nga jiitee avant musique bi. je suis étudiant donc parce que juddoo ci famille boo xam te ni ñëpp dañoo jàng. sa papa nekk écrivain nekk bindikat donc il faut nga jàng quoi malgré que ba may doog a door bon nangu ñëw ma def musique pour man boo nekkee nit xam fi nga jógee xam lay xaar donc lépp looy dugg rek dina leer quoi di nga ko teg ci yoon di nga ko teg ci temps au fur et à mesure may dem di avancer bon ba sama mujj ma accepté bon sama yoon bi quoi. kañ nga dugg ci wàllu musique bi. su ma jumlee bon 2015 laa commencé way mais 2014 laay rappelé wu ci laa njëkk yegg sama première scène bon sama première scène mooy bon suñu école Canada laa doon jànge bon mu amoon journée dépistage donc ñu ne classe bu nekk dafa am benn artiste te représenté benn artiste bon j'avais tellement peur ñu ne ma yow yaay représenté Wally ma leen pourquoi ngeen choisir ma man Wally bon parce que classe bu nekk dem ñi am Youssou Ndour ñi am Akon ñi am Viviane ñi am Titi bon après suñu jigéen classe yi jël micro bi jox ma donc comme que man moom doy na la am si man dama ma yàgg am fit donc bon si laa jëlee micro bi après wàcc def prestation joué son Wally bi bon ma assuré ko mun naa trop après depuis loolu nag si laa commencé nag bon ma ne xaaral ma ko commencé ne est-ce que su ma duggee ci yoon bi dina baax wala du baax. d'accord commencé nañ see gis lu leer naññ mais Pape Sidi est-ce que xam nga ni jàng dafa fiir war nga ko mën a booleeg musique bi. ndax gis nañ ni ñi fi nekkoon di jàng ñëw si musique bi yëpp. arrêté nañ jàng bi. bon en fait ba muy dugg ci art dafa fekk ma sori sama niveau sori quoi. donc raison pour laquelle du ma sonal noonu quoi. léegi yow yaakaar nga ni tey jii nii doo arrêté jàng bi tamit doo arrêté musique bi. non bon je pense même pas dama koy continuer comme ni gars yi ne sport étude. dama naan musique étude laay def rek bon moom ma àggali samay étude jàng. d'accord kon mën nañ ne ni loolu noonu leer na kon Pape Sidi mii fas yéenewul caaxaane jàngam kon Pape Sidi non seulement même bu doon toog ci bureau tey yi tamit teew day way. même bu ma dee toog ci bureau dinaa ko def dem way ji parce que pour man dama jàpp ne je suis fait pour ça. yàlla moo ma ko cëralee yàlla moo ma ko jagleel et di sant yàlla nag et di ñaan yàlla nañu àggale ak jàmm ak salaam. incha allah waaw loolu laay ñaan yàlla. musique bi yow dañoo gis ne da nga jël style Wally de trop je sais pas tamit style Sidi de trop. yow kan mooy sa royukaay entre ñaar ñoom. képp ko gis kuy dem muy métier bu mu doon muy maçon muy tôlier muy mécanicien am na ku ci ko mu doon xool ba nekk lu mu doon. man nag yàlla dafa def Yacine Meysse Biga Mar Wally Ballago Seck mooy sama idole ak moom laa bëgg def ko sama mag mu rakkoo ma mu nekk nit ku ñàkk ki ñaan vraiment parce que je me rappelle ba may doog a door donc amoon naa benn émission bu doon def CICES Happy Vacances qui passé à la télé RDV donc dama dem këram ndeysaan vraiment yi xaalis bu bari ne ma demal te chaque prime di nga ñëw ma jox la xaalis donc loolu bon ku baax rek moo koy def et di ko ñaanal nag moom tamit yàlla na ko yàlla lafal cet parce que macha allah daal nit ku baax la bàyyi fa la taalibe la. kon tey jii su ma doon tiré conclusion dama naan Sidi bi du Sidi bi nga xamante ne mooy woykat Sénégal Sidi bi sa Sidi bopp la. waaw Pape Sidi moom sama Pape Sidi bopp la nit ñi nag ñoo may woowee Wally Sidi Wally. dama yaakaaroon ne tey jii su ma doon jàkkaarloo yow Sénégal lay doon. mais dama la bëgg a laaj benn affaire lan moo la andi Maroc ak lan moo tax tey jii ni nga toog Maroc. te dégg naa tam ñu ne yow da nga fas yéene toog ba ci kanam a kanam. lan moo la fi bàyyi. finalement dinaa toog liggéey ak sama ménager Amadou Diéry Dieye donc il faut ma liggéey ak moom parce que tamit sama avancement la bëgg man tamit avancement laa soxla donc nit ki da ngay xool lu lay avancé nga nekk ci quoi vraiment bon su ma ñëw Maroc bon soirée moo fi indi woon. andi check Bour Gueweul donc ñu doon def benn soirée donc fële ca Belvédère à la salle Roi Mohammed V donc man ma ñëwoon ci dagg sama billet daal di ñëw donc jàppale ko ci soirée bi.
finalement mu réussir mu nice waaw mu doon nit ku ñàkk ki ñaan moom tamit et di ko ñaanal moom tamit yoon bi mu nekk yàlla jàppale ko yàlla dimbal ko ndax Baye Fall la borom baax la. sa carrière musicale boobu noonu lan nga desel ci kanam ak lan ngay wax gars yi nga xamante ne ñoo toog tey jii ni am si yow espoir. sama fans yi sama soppe yi ñëpp ñu may xaar donc ñu xam ne Pape Sidi donc mu ngi liggéey c'est parce que c'est le travail qui paye donc ñu ngi liggéey yu ñu jëmale kanam man ak sama ménagère ak samay staff donc ñoom day faatu macha allah su ma limee damay juum ñoom bëgguma laay xam nga sama yaay sax si biir staff la bokk parce que du jug di ma ñaanal di ma conseiller donc vraiment yi maman je te dis I love you. tey jii nii ku ne mën naa ne ni gàllaaj bi ne yaay ko yor. maa la wax loolu. tey jii nii jàppal ni sa gàllaaj sa yaay moo ko yor. effectivement te foo dem fu ne danga fay am ndam ndax mu ngi sa kanam mu ngi sa ginnaaw. wallaahi. waaw Pape Sidi comme ni nga ko waxee woon nekk 2015 ba tey jii yaa ngi yëngu ci wàllu musique bi carrément au fond. ñu am ci yow yaakaar lool. mais comme que yoon bi dafa gudd sori na trop te chaque jour di nga gis ay kàmbu di daan di yéeg. nga ni jéeri mu ngi lay jàppale bu baax macha allah. mention spéciale à lui. léegi yow sa carrière boobu noonu lan nga si gis loolu métti ak loolu neex. waaw xam nga chaque métier bu nekk am na ay risques quoi muy maçon bi muy lépp quoi lépp daal am na ay risques quoi donc man maa ngi xaar pour man amaguma lu ma métti pour man gisaguma lu ma métti te mu ngi yoon bi di ñëw te bu ñëwee war naa ko dégg parce que yoon bi gudd na lool métti na lool te bari ay xaaxam. xaw a dérabe tuuti daal di lay laaj ba xam am nga jabar. waaw man amaguma jabar. looy xaar. waaw dama bëgg naa nag toll fi Youssou Ndour àgg ba pare àgg fi Youssou Ndour àgg fi Wally Seck àgg nag doog a jublu ci wàllu jabar. est-ce que xam nga ne loolu noonu sori na looy jotagul léegi de te xay jeunes yi léegi amuñu patience. non loolu mën na nekk suba. mën na nekk suba mais tamit. loolu mënul nekk. mën na nekk mais dox bi dafa sori gannaaw suba ça dépend parce mais faaw que nga yàlla jaar waxul kenn dara. dafa sori. non yàlla waxul kenn dara man dama am. Youssou Ndour aussi xam nga ne artiste planétaire la. waaw moo tax ma ne la dama bëgg a mel ni moom bëgg naa mel ni Wally Seck bëgg naa mel ni Youssou Ndour. di nga ko mel bu soobee yàlla waaye tey balaa loolu faaw nga takk jabar. jigéen ñi duñ toog di la xaar. mën na nekk parce que affaire réussite moom kenn xamul kañ la quoi mën na nekk suba mën na nekk gannaaw suba mën na nekk d'ici 1 an ça dépend mais mi ngi sama xel quoi parce que nag góor bu nekk ñaan na yàlla takk jabar. te lu ne tamit parents yi wax nañ la ko mais commencement bi jàng lañ la waxoon. nga ñëw dugg ci wàllum woy tey woy bi tey jii nii boo ci duggee rek dangay bàyyi jàng. boo duggee ci fecc bàyyi jàng kon tey jii nii raar na ñu gis artiste bu mel ni yow di jàng en même temps di yëngu ci wàllu musique xanaa kay di la wax ni tam nga may ñu tuuti sa voix waaye tam nga royal ñu tuuti ci Wally Seck. sa cofeel lu mu bari kay man sama bos weesu na géej wow su ma demoon ba di cofeel dinaa sangu ba far fala man Elisa yaa ma amaala yow yaa ma bëgg daal waaw. wuy ma sant yàlla bi ma amee yaay ju baax Zanet Fatou Rose bëgg yaayam bi mu amee yaay ju baax Jéeri fonk yaayam bi mu amee yaay ju baax Elisa waaw sama ndaanaan bi yaay doom ndaanaan duñ ko way ku ñaaw duñ ko way ku réew onkuloo ni laajuloo ku la awu daal ko segal tranga waan nga ko. kon naa nee ni carrément même pas trace jëmm ji mais tamit voix baa ngi ci. kon yow Wally am na lu mu def ci yow wala Wally da lay jox ay affaire ci suuf lu kenn yëgut. waaw ndimbalu suñu borom la. parce que dama naan dem ci école loolu sax daanaka moo def sama tur moo def sama nom quoi parce que dama naan def sax ak dinaa def 20 ans école ci Fosco yi donc su ma musaan dem ay woy Wally laa leen joué ndeysaan su ma musaan ñëw boobu su ma dàqul woon ma way bu ñëwee mu jël samay téléphone toj parce que téléphone bi si lañ ma woowee contrat si laay signé contrat yére yi may sol si laay demee ci nit ñi bu ma ñëwee mu jël ko xotti donc bon finalement ba mu demee ba xam ni affaire bi jël naa ko au sérieux après dafa ñëw di ma indil ay ñaan di ma ñaanal di ma yóbbu ci nit ñu baax ñi di ma woon gars yi daal vraiment ay di ko ñaanal la yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram ba ma fekkee sama yéen daal sama yaay ji vraiment maa ngi ko ñaanal bu baax. waaw loolu kontaan nañ ci loolu waaye léegi yow dama la bëgg a laaj ba xam yow am nga répertoire son ñaata son nga am jot a amagum. amagum naa trois répertoire amagum naa ak sans compter yi ñuy jóg war a dugal studio incha allah du yàgg dara man ak sama ménagère ñu ngi ci liggéey bi gars yi dinañ gis daal gars yi dinañ dégg dinañ gis incha allah bu soobee suñu borom. ba doo ñu àndul ay woyu mbëggeel kese parce que génération bi léegi mbëggeel rek la ñuy woy. dinañ jóg ci woyu mbëggeel lu bari
mais dinañ jóg ci ay thèmes xam nga tamit bon on est au Sénégal ñu ngi Maroc ñu ngi fépp donc war nañu mën a way ci thèmes yi thèmes sensible quoi pour mën a yeete pour mën a askan bi nii la ak nii la ak nii la. ñun lu ñuy dund carrément ci musique du li ñuy laaj. gis nañ fi ay xaarmaa may xaw ma li ñu koy xëy ñoom yu suñu waaw ñooñu ñëpp tey jii ni way yi nga xamante ne day wax la li nga xamante ne moom la jeunesse bi di dund. li nga xamante ne tey jii fu ñu taxaw fu ne mën nañ siggi ni carrément lii dañ koo way kon lii dañ see war a def attention. lan moo tax yow mi tey jii yow mi di roy si Wally Seck dëgg la day way ju yeete mais woy mbëggee la moo ëpp. dinañ way lépp on va tout chanter dinañ way mbëggeel dinañ way ay thèmes yu baax. jox ko askan bi parce que dañ ñoo war a déglu kon nag war nañu indi loo xam te ni c'est consommable quand même. léegi yow ñoo ngi waaj a dem ci moo bi nga xamante ne mooy waaj a jeexal émission bi léegi yow dañ lay laaj yow suñu mbokk tey jii nii fii ci Maroc gi nga nekk di waajal ay mbir la moo tee yow nga toog Sénégal waajalee ko foofu. waaw daanaka c'est la même chose tey boo nee Maroc ne Sénégal parce que bon daanaka fi Sénégalais yi donc ñoo fi nekk. ñu tedd ñaa ngi fi ñu baax ñaa ngi fi c'est la même chose pour man donc bu ma liggéeyee fii Maroc daa mel na ni donc maa ngi Sénégal di liggéey donc lu ma liggéey fii rek pour Sénégal la pour waa Sénégal la et que di wax ni rek na ngeen ma xaar Pape Sidi mi ngi ñëw dal seen kaw. mën nañu ko waxee tamit Pape bu Wally. waaw wala Sidi bu Wally ba tey. kon Pape Sidi andil nañu leeral yu mat sëkk léegi Pape Sidi yow. dañ lay bàyyi nga wax moo yi nga xamante moom la mujj avant loolu tamit dañ lay laaj lan nga gisee ak bi nga ñëwee Maroc ak léegi nii jeunesse su sénégalais yi nga xamante ñoo ngi Maroc lan nga gis ci ñoom ban motivation. waaw vraiment ba ma ñëwee fii dama kontaan fekk naa ñu gëm seen bopp daal Sénégal daanaka daal Sénégal moo ne fii. jéeri sama ménagère macha allah bëgguma laay seka fii daal sénégalais yi daal non yàlla na yàlla fal cat parce que vraiment. non ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ. Jéeri moom noo nga jot a tudd léegi Jéeri man damay dégg turam ci wàllum politique. yow lan moo tax Jéeri moom ñëw dugg si wàllum musique bi est-ce que yéen ñaar di ngeen mën a dem politique ak musique. non dinañ mën a dem parce que xam lu tax. moom dañu naan montre yu baax yi ko bokk heure. te moom macha allah taalibe Serigne Saliou la dafa baax ba jéggi daal dafa baax ba jàll mbaax macha allah daal lépp lu nekk ci moom rek. man dama bëgg a mel comme moom. Pape Sidi ni mu ko waxee rek Jéeri moom roykaay la ci moom mais man mii tam mën naa koo seede ndax oyof naa oyof goo xam te ne macha allah kon mention spéciale à Jéeri Sidi. kon dañ lay wax rek nga yëkkatiwaat baat bi yow li nga xamante ne mooy sa woy propre. waaw li nga xamante ne jot nga koo bind nga yëkkati ñu ko waxuñu woy Wally de yow li nga jot a yëkkati. sama ndaanaan bi Jéeri lay woo. taalibe Sëriñ Saliou bi waaw li xaalati ujuri wa masali wo bi dey wa jazi wa nisali wo Baay Faal nga taalibe Sëriñ Saliou chéri degen Camara waaw macha allah yàlla wéral baat bi ba lépp li ngay yóotu incha allah nga jot ko yow léegi dañ lay bàyyi nga tàggatoo comme émission bi temps bi xoj nañu dañ lay bàyyi nga tàggatoo te tamit di rafetlu sa oyofaay ak sa déplacement macha allah. àndu noonu la bu dëggoo mën naa lu nekk Wor Media TV nii la daal Wor Media TV ca kaw ca kanam. waaw mbokk yi sama mbokk internet yi sama afterwork la woon ak Pape Sidi xanaa tey di leen jox rendez-vous beneen yoon mooy dàkk incha allah ak yeneen yu bees ak Elisa la mu leen ci kenn nettali incha allah.